xarit téléspectateur ñu ngi leen di nuyuwaat ku nekk turam ak santam am mbégte nag di jàkkaarloo ak yéen saa su ne alors tout à l'heure gis ngeen ñi nga xamante ne ñoom la ñu jël waxtaan ak ñoom li ñu andi Fatick tey bokk na ci moo di dañu fekk si doomu Fatick naam ñun ay doomu Fatick lañ waaye dañ fi fekk si doomu Fatick koo xamante ne nii Fatick respecté nañ ko Fatick bëgg nañu ko Fatick am na cër buñ ko jox li ko waral nag moo di ne moom jikkoom moo tax ndaxte nag nit bokk na ci li ñu taggee nu salaam moo di jikko ju rafet te loolu mu ngi ci moom Dage laay wax wala ma wax grand wala ma wax monsieur Ngom Niang boo ci bëgg rek grand. waaw mën nga wax monsieur Ngom Mamadou Ngom Niang wala Dage boo si wax baax na. ayca kon boog Dage maa ngi lay ziar am mbégte nag ñëw fekk si la fii Fatick tey nga am manifestation bu am solo boo xam ne bii mooy 7e année su ma juumul nga di ko def donc tey ñu fekk si la fii sa kër ma bàyyi la nga nuyoog mbokk xarit téléspectateur Walf TV ñu daal dugg ci waxtaan wi. maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa Walfadjri di nuyu waa Fatick. alors tey ñu ngi la fekk si fii ngay def benn manifestation boo xam ne Sidi Diop moo koy tëgg bii mooy 7e année nga di ko tëgg lan moo sabab manifestation boobu. waaw manifestation bi li ko sabab mooy chaque année dañ doon gis ne buñ nekkee au mois d'avril en fait dëkk yëpp dañ doon am ay festivités et Fatick aussi tumuranke woon loolu bi ñu ñëwee ba programme Fatick 2005 Macky Sall en l'époque premier ministre ñëw instauré fii ay soirée ay son et lumière yoo xam ne artistes yu bëri défilé nañ de Dakar à Fatick donc man ma gis ne mu nekkoon moment boo xam ne de retrouvailles de tous les fils de Fatick ñu rafetlu woon loolu et après bi ma demee aussi ba am si lu ma jàpp ma ne pourquoi pas ñu delloo si waat loolu donc ñëw à chaque fois bu mois d'avril jotee ñu ne nañu jéem a may à la jeunesse une fête boo xam ne ñun les jeunes de Fatick dinañu mun a dajaloo def communier ensemble feete nekk waxtaan mu doon loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk donc loolu moo ma travaillé woon à l'esprit ma instauré ko biñ koy door ci koñ ba lañ ko dooree woon donc mu dem ba fin bi Fatick fi mu ne nii chaque avril dañ jël date bi fixé ko muy un événement boo xam ne mun nañu wax ne événement national la fi mu ne nii parce que chaque année dinañu indi artiste bu mag yeneen édition yi Titi moo doon ñëw donc cette année Sidi Diop moom moo ñëw pour defal ñu ko donc muy fête boo xam ne vraiment fête Fatick la moo tax man à chaque fois bu avril jotee ñoom seen wàllu bopp les jeunes ñoo ma koy forcer parce que ren demoon naa ba benn moment ma ne temps bi permettre ñu ko pour ñu def ko mais téléwul ñu ngi may woo téléphone di woo ok voilà donc terewul waa Fatick ñu ngi ñuy woo di ñu naan affaire bi foog mu am moo tax finalement ñu forcer cette année pour comme niñ ko doon defee organiser la 7e édition donc mooy li ñu organiser tey woo si waa Fatick yëpp Sénégal yëpp war a ñëw pour ñu fêter la victoire du chef de l'État bi nga xam ne élection yi yàlla may na ko ci ndam jeunes yi Fatick joué ci rôle bu important ma digoon leen ko aussi ci périodique élection yi ne leen bu ñu gagné dinañu organiser fête bu mag may leen ko muy fête boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk pour fêter victoire boobu na am na solo alors ñu gis aussi que ni jeune nga en général da ngay gis que ni nit buñ ko falee jox ko yenn poste de responsabilité rek day daw askanam kenn dootu ko mun a jot téléphone kenn dootu ko gis mais loolu dafa mel ni dalu la d'autant plus que dañuy gis ne sa ami d'enfance yi nga xam ne ñoom nga doon àndal nit ñi dinañ ko gis ci reportage yi ñu seede ci yow seede yu rafet nee nañ yow fa nga toogoon doon naan ataaya démb ba tey jii boo ñëwee lu mu xat-xat di nga dem jàkkaarloo ak ñoom. waaw loolu moom je pense que ne loolu mooy li ñu war parce que ñun ay sénégalais lañ donc quel que soit privilège bi nga xam ne moom nga am président dénk la ko nga am privilège yi servir sa dëkk je pense que mun naa jàpp ne du loo xam ne sa yow da nga ko war a ndamoo da nga war a jàpp rek ne période la boo xam ne dañ la sas boobu ñu la sas nag yow waroo ko mun a réussir yow kese dañ ci soxla ñëpp ñu ñëw jàppale la donc jàppale boobu day njëkke ci say mbokk njëkke ci say xarit
njëkkee aussi si say camarades de promo ainsi de suite mais bu fekkee dañ la fal nga fàtte ñëpp aussi nit ñi dañuy toog seetaan la te bu boobaa fal ba dina jeex aussi nga am problème pour dellu siwaat donc loolu moo tax ñun aussi ñu ne waruñ mun a dugg si détail yooyu ay ndaw lañu yàgg di liggéey boobu politique ñëwul donc tey bu politique ñëwee bañ dënk ñu ci ay responsabilité dañuy jàpp rek ne yàlla moo tuddoon loolu teg ko suñu loxo jaarale ko si te képp ku ñu mun a dimbale dañuy jàpp ne lu ñu war la obligation la ndax tey salaire lu mu rëy je pense que yow li nga ci moom rek nga ciy lekk li nga ci moomul yàlla dina la teg ay nattu ba nga ci jënd ordonnance bi nga jënd leneen ak leneen di nga jënd ba nga xam ne li nga ci frais yëpp li war a génn day génn donc nit ki boo xamee loolu rek doo sonn donc man dama jàpp ne ay teraanga àdduna jarul daw donc lépp luñ teg sa loxo rek da nga war a xam lu tax ñu teg ko si et boo ko xamee doo sonn parce que tey loolu moo tax ñun dawuñu kenn képp ku ñu mën a dimbale dañ koy def te yàlla tax parce que dañ ñu fi teg pour loolu donc buñ ko mënul aussi dinañ la ne mënuñu ko mais yaakaar nañ ne boo seeti jee DJ Prince war na ko mën a régler parce que loolu mooy àdduna amul ku mën lépp donc man suma gis-gis bu gàtt loolu la suma politique aussi si loolu laa ko accès mooy wax nit ñi dëgg mais aussi jàppale leen socialement mais du ñëw rek ne buux leen ma dem après yéen ngeen toog di instant voilà c'est vrai parce que gis nañ aussi El Hadj Ousmane Sène ñu koy nuyu de passage donc nag di ko ñaanal parce que moom te wax dëgg yàlla ndaanaan la nekkoon na Walfadjri donte tey jóge na fa def ngeen diine ak jamono ñëpp di wax ne maanaam yow dañoo yéemu ci politicien bu mel ni yow parce que ñu ngi la gis bien vrai que yaa ngi nekk daaju ministère des sports di yëngu ci wàllu politique mais nitu dëgg nga nitu principe nga tey jeunesse Fatick bi tey lan nga bëgg ci ñoom Fatick fan nga ko bëgg a yóbbu monsieur Ngom Niang waaw Fatick fi ñu ko bëgg a yóbbu mooy fi nga xam ne képp ku bëgg lu baax fa nga bëgg a dem foofu lañ bëgg a yóbbu Fatick maanaam tey wàññi drastiquement li nga xam ne mooy pauvreté parce que buñ fàtte ne Fatick si dëkk yi gënoon a ndóol ak Kolda si la bokkoon donc mais tey quand même indice boobu avancé na bu baax a baax parce que li ko waral mooy que Fatick am na ay doomu Fatick yoo xam ne tey ñu ngi ci ay responsabilités yu kawe ba pare boole si aussi Fatick bénéficié wu na programme yi nga xam ne moom la état di teg quand même si lu bëri donc loolu moo tax tey Fatick am yenn infrastructure yi nga xam ne manqué woon na ko te am na yeneen yoo xam ne aussi ñu ngi si programme yi nga xam ne war na am si mandat bi nii 5 ans yi ñu ne donc loolu moo tax man ma jàpp ne tey doomu Fatick tey newul parce que on a un président chef d'État du prétexte parce que le chef de l'État daf fi nekk pour tous les 15 millions de Sénégalais mais ñun yi nga xam ne ñoo dëkk Fatick ñu ñoo war a xam ne ñun Fatick la ñu am bu waa Thiès di defar Thiès waa Dakar di defar Dakar ñun nañu ñëw defar Fatick lu ñu am ñëw bokk ko waa Fatick parce que encore une fois ñun Fatick la ñu am mënoon nañu juddoo feneen mais yàlla moo def ñu juddoo fii et le fait que mu def ñu juddoo fii moom moo xam lu tax mu def ko donc nit du daw aussi li nga xam ne moom la ñun fii la ñu moom yàgg nañ ñu koy tooñe ñu nekk université bu ñuy organiser sax ñu ne ñu kaw yi la waa Fatick la dañoo fatigué ainsi de suite mais je pense que ne tey loolu bokk na ci li nga xam ne gën nañu yokk jom ba nga xam ne tey ñooñu ñu doon wax tey ñoo nekkoon au dernier à l'université parce que bu ñëpp doon xewle ay Thiès dañoo amoon ay ministre à l'époque am doole Dakar pareil ainsi de suite bokkuloon ak ñun buñ doon organiser mais dama seede fu président ñëwee à l'époque ministre de l'hydraulique la ne mu ne ñu ci éducation kese ngeen mën a ñëwee dépasser ñooñu parce que xam-xam amul frontière donc noonu mu ko doon waxee gis-gis boobu mu ci amoon moom la yàlla àttee tey ba ñun ñooñu tey ñu mën a ñëw ne yore ay responsabilité war a nag dindi complexe boobu niñ koy dindee mooy tey bu ma gisee ku dëkk Dakar tey di defar Dakar man dama war a am fula bu day ni ma ñëw defar suma Fatick mais du ma ñëw topp ko ci di ko defarle Dakar bàyyi suma dëkk dama koy faral di wax damay wax ne que ni dañ lay wax l'homme du social en général dañuy gis ngay jàppale ñu bari à Fatick li may faral di wax dëkk fa nga dëkk da nga ko war a bëgg parce que mënoo rëy juddu ba gën a rëy juddu fa nga juddoo boo gisee tey ku mel ni Sidi Diop jeune talent la artiste la déplacé ko yombul ak moyen mu laaj tey nga bàyyi sa yite am na ñoo xam ne ñoo la ëpp doole ëpp la daraja foofu ci dëkk bi mais defuñu ko yow ñu gis la nga jël engagement wu def ko
waaw mooy comme li ma wax man fi mu ne nii lépp lu may def rek si cadre bi ma ko teg mooy delloo waa Fatick li ñu def si man parce que dama nekkoon ndaw ñuy li may defal nit ñëpp dañ ma ko defal dañ ma jàppale football naa ñu jëndal ma daal jëndal ma mayo tey maa ngi mayo di maye daal jàng naa ñu may jëndal bik ak kaye tey maa ngi maye bik ak kaye ñëw naa nit organiser ma seetaan si tey maa ngi organiser nit di seetaan si donc je pense que tey damay def rek li nga xam ne moom lañ defoon ci man ma jàpp ne aussi demain ñiñ koy defal nii ñooy jël le relais defal ko suñuy doom donc enseignement boobu man si loolu laa inscrire mais inscrire ma si loo xam ne damay wone lu ma amul wala di def lu ma mënul donc li may def nii yëpp bu ma doon xool loo xam ne c'est personnel xëj na ci man xëj sumay mbokk xëj sumay famille ainsi de suite mais dama jàpp ne rek àdduna doo ñëw rek limiter la vie à ça ndax tey yàlla na yéex waaye boo fi jóge woon tey li nga soxla ñaani ku ne donc nit ñi aussi doo toog ba benn moment nga ne wala mbir am na rek nañ ñëw walu si ma alors que bi nga de ton vivant lijjanti woo kenn faale woo kenn jàppale woo kenn moi je pense que loolu aussi képp ku koy def rek c'est parce que da nga réere que ne àdduna la vie ne se limite pas à ici donc da ngay préparer aussi sa ëllëg parce que am na lu ñu gëm te si ëllëg boobu aussi si li ñu ne ñun jànguñu diine bëriwuñu xam-xam mais dañoo jàpp ne njaboot yi nga xam ne li yàlla wàcce muy nit mu gën ko bëgg ne moom laa gën a bëgg si li ma bind man suma xam-xam bu gàtt mooy mënoo bëggal ñooñu ba pare yàlla di la def loo xam ne peut-être lu la naxari wala leneen ak leneen parce que boo ko xoolee si njaboot rek képp ku la gën a bëgg sa njaboot bëgg nga ko donc tey man gis-gis bu gàtt boobu laa ci def moo tax tey lépp loo xam ne mën naa ko def pour Fatick du ma hésiter pour def ko nit ñi nag bon ñoom kenn moomu leen lu leen neex mun nañu wax mais man lépp lu ma def rek lu ma mën la lépp lu ma def lu ma am yéene la lépp lu ma def c'est parce que jàpp naa ne war naa ko mun a def mais du gistal du dara parce que comme ni ma wax nii tey xëjoon na feneen munoon na ma permettre aussi am yeneen contact à Dakar comme ni ko ñeneen ñiy defee mais man suma fierté tey mooy toog ak yow mii ma doon gis ba ma nekkee lycée Coumba Ndoffène mooy toog ak keneen ak keneen bi nga xam ne moom laa doon footballandool à Fatick ñuy wut ay maillot 11 yu mot te mënuñu ko am aujourd'hui ñooñu ñooy suma fierté mais du ñi nga xam ne biñ may xam boobu sotti naa ba pare ñooñu c'est un plus mais du li nga xam ne mooy suma alal man ma fonk ko mooy ñi ma am xam si dans la galère. am na solo kon ni ñoo ko déggandoo donc nag duñ ko teelu yàgg ndax sonn na booba léegi fan yëpp dafa nekk ci yitte wax dëgg yàlla li mënuloon ñàkk ñu ñëw defal ko interview tey ban message ngay lancé ci Sénégal laay wax. waaw message yi jàmm Sénégal moom dëkk bu ndaw la donc ñun lépp lu ñuy ñaan rek nañu jiital jàmm parce que bu ñu xoolee li xew Mali lu yàggul dinañu xam ne Sénégal dëkk bu am chance la. Malheureusement nit ñi duñu mesurer li ñu am parce que xëy na xamuñ li xew à côté wala gisuñ li xew yeneen dëkk yi mais bu la yàlla suturalee ba nga mos di dugg ci dëkk yu am problème yooyu di nga xam ne ñun am nañu dëkk bu jara téye donc quelles que soient les imperfections quel que soit li ñu metti nit ñi nañu xam nan lañ koy poser et que di mener les vrais combats xam ne après dara xëyul sotti donc lépp loo gis combat la aussi waxuma nit ñi ñu toog rek parce que man comme je dis tey ni may doxale nii noonu laa yàgg di doxale ba te loolu la président gis ci man ba yaakaar ne war na ma mun a ñëw jàppale donc bu ma nekkoon ci loo xam ne aussi dama jàpp ne lu bon la ay kilifa duñ ma jege ba di ma nangoo dugal seeni mbir donc bu ma gisee ne ci dara ba gis ci njëriñ dama ko war a won en fait les jeunes générations dama war a won aussi ñeneen ñi que ne man kat nii laa def ba yegg fii nii te jàpp naa ne xëy na bu ngeen ko defee mun ngeen fa yegg wala ngeen yegg fu ko raw donc je pense que c'est ce message là que je lance à la jeunesse sénégalaise parce que comme je dis li ma yéene jeunes yi Fatick noonu laa yéene les jeunes l'ensemble des jeunes du Sénégal mooy que tey képp koo xam ne am nga jafe-jafe liggéey yàlla mun a wàcce sa loxo loo xam ne tey di nga mun a sutura sa bopp jàppale sa njaboot jàppale say waajur parce que ñun loolu la ñu fi am jeune boo gis tey rêve am mooy jàppale ay waajuram
donc ñuy ñaan yàlla mën na loolu donc yàlla nañu yàlla defal Sénégal boo xam ne vraiment ak perspective yi nga xam ne ñu ngi fi am pétrole gaz yëpp bu ñëwee muy njëriñu Sénégal jeunesse yi Sénégal gis ci boppam ba nga xam ne billet Makka dina yomb jeunes yi logement dina yóbbu jeunes yi mais aussi ay oto yu rafet dinañu yomb jeunes yi donc yàlla naa ci am yow yàlla nañ ci am di nga ci am sa incha allah. encore une fois kontaan nañ grand gën a kontaan di remercier également le groupe Walfadjri parce que comme j'ai dit Walfadjri man dama yàgg di contre même suma gars yi nga xam ne dañuy nekk dans le pouvoir waa APR ma leen di tooñ ne leen am na télé boo xam ne ba àddunay tukki duma mës a sànni xeer foofu quel que soit nag li problème yi mun di am parce que ñëpp xam nañu Walfadjri que ne télé boo xam ne la gars yi dañuy jàpp ne nit ñeneen ñi jaxasoo pouvoir moom du ko def mais ñun ñi ñëpp buñ ñu xamee moo tax ñu xam ñu parce que moment bi ñu bëri di ñuy ragal a jox micro ñoom jox nañ ñu micro ba nit ñi xam ñu donc mooy comme li may wax rek xam nga tey lu xes ba sotti ñëpp a koy bëgg mais ñi nga xam ne dañoo contribuer ci sa carrière politique di la jox micro ngay débat di wax ba Sénégal yëpp xam la donc ñooñu aussi tey foo toog da nga war a am reconnaissance sargal leen mais aussi ñaanal leen parce que tey buñ ñu xamee ba di ñu woo fu ne c'est parce que Walf benn moment moo osé jël micro ne ñun xooluñu ko am ndombo tànk ak ku ko amul dañuy jël jeune ngeen ñëw leen ñu jox leen la parole ngeen wax ba biñ ko defee boobu ba tey rëccuwuñu ko parce que 3 émissions laa tegle foofu noonu di ko def à Walfadjri au moment où amul beneen chaîne au Sénégal boo xam ne tey jox nga ma micro ma mën a wax ak les Sénégalais donc ça duma ko fàtte lu des ci man la moo tax ma ne Walf suñu télé la Walf vraiment mention spéciale voilà. ayca merci beaucoup monsieur Ngom Niang donc nag mu ngi noonu gis ngeen ko il fallait ñu jël ñu fekk ci ko waxtaan ak moom mu wax ñu maanaam li sabab mu def li nga xam ne moo di concert bi wax aussi ay ambition ci Fatick wax tamit li mu yéene Fatick wax dundinam ak waa Fatick ak yu ni mel waaye dañuy gërëm aussi Kopa Samb Papa nekk ku la jege nekk koo xam ne wax dëgg yàlla tamit yombal nañu lu bari ba accès bi mën a ñëw ci yow